asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu gannaaw nag ba ñu sant yàlla bu baax rek daal di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant suñu ñaari waajur bu baax di gërëm bépp kilifa diine ak kilifa ngeen xëyee fii ci réewu Gambie tey nag ñi xam ne ni ñu ci weeri koor ba tax na nag li nga xam ne nag moom mooy newspaper bi nga xam ne newspaper bu ees la di Intep Honorable ñu ngi lay nuyu di la dalal ci interview bi. Thank you very much jërëjëf Intep newspaper ma ngi naa jërëm di jërëm di proprietor bu baax a baax sa place ma ngi naa nuyu di waat entire Gambian populace Ramadan Mubarak jërëjëf Honorable gis naa ne nag fi nekk nii ñu ngi ci waxtu Ramadan maanaam waxtu weeri koor te nag ñu ngi lay sonal te bala ñuy commencé interview bi daal bëgg naa rek ñu starté ci fànn religious bi ba tax na nag ñu ngi lay laajte yow weeri koor ban saar nga di gën a jàngat ci weeri koor bi. actually mbengalon ne ko sunkaromo buña karle ko mantaɓe karlem julɓe kafar karlem musidmol be duniya be and min ñiñata je wala mu ñenti ko sakata ila ko kendol yesiya ko ko mi yalon ko ni ala rasulu manta be mu hadama dum wol bari sakata bake yowol doyan andum kudantan beje si fankanta wala kiling wala mu ñenti ko kama ko do ke mini bulu me ko be fulan ñaw minti wala mo ka jumbe kafaro dani ka astaghfirullah ko sama ñaw minti kal kwano karam sun karo ko sorol min ka dianye jama nka mini karam wala mo nka yasin karam jama kele yasin Qur'an arrahman konan ka karam ne tabarakallahu ka karam ne sabi isma rabbika ke karam nta sora jamal le karam ani aya jamal min biya lon koy bal kwano ko ka jube ka ke karam ka long ka munefo ani duwara on biye fa kebe kara bari sigi fono gambian ko li nimbe sun karo ko no fono wantin don na katang ngan son mo seniyandi nge ku e seniya na political kono politico mo ferol ni ya lon ko hadama dum le kara fado ki jigo kan to nimbe dunia balundramo ka sonia to kana son politico e ke fentimi ya lon ko aben telala aben na banen drone mi drone kono konante ya ko kono aben dundula kuyal kono anu ko sifal momo damento diate e jikita damento le etraji anu si fengol bondi je mi ya lon ko abe wali o sambalana fengol ko ndemo mandin ko to mi furu walti fengol bo den tebota jarale ni mota nyomile fengol ko ndemo si karle ni mu si karle ndemo dina karle ni mu dina karle dinol si baluno no kanni to nyakan ndu gambian dal tawolal so mbi gambian ko be dan minna wala min ko to le politicien on ni alon ko to le be nyaata kana son ka mbul ko takin ni wala ko la nafa to fana ngande tambila gambian ko fana ngande tambila wala munna nafati mbe ngando ko ndila ar sain kibaro siata kumol siata katina le fon yibu kalon jumalen ko nyaati jumalen man ko nyaati bari ni sita ngamira ni ngalla ngamira ni munna nafati ngante wala Gambia ko be kontonna sun karo la de fon fen duwala sun karo ko la mala ya mutani na banko wala ma tenkunna na balunya ala ya sahayandi badi ya alme chokila kila ba ko la ila ko sallim wala mun na kuma fa léegi nag fu mu nekk nii nag dañuy dugal ci waxtaan bi straight away léegi nag lu ñuy def mooy dinañ la laajte APRC fu toll nii leen parce que xam nañ ne APRC nekkoon na parti bi nga xam ne moo gënoon a rëy ci réewu Gambia léegi fu mu nekk nii nag ñu bëri ñu ne parti bi dafa dee yow Honorable lan nga war a wax gars yi nga xam ne ñoom ñoo toog foofu noonu ñu ne parti bi daal fu mu nekk nii dafa dee te parti bi mën a nekkaat xaaya jërëjëf thank you very much waaw ñoom dañ wax seen ini because Yaya Jammeh bu fi bàyyi coalition li ñu dugal mooy APRC dee loolu lañ
moo tax ñu am di Ghanaian commission boobu bu mu demee ñu ne di Killa Bulo mooy nekk TRRC mooy rey APRC but APRC is growing from strength to strength ñun li ñu gëm mooy ñun dañ gëm yàlla te dañ gëm Yaya Jammeh gëm APRC so ñu ko bañ wala ñu bañ APRC am nañ seen right you know nañ wax ak Gambien si rek ba li ma am pour wax mooy kuy xalaat ne wax mooy tax waa APRC bàyyi APRC loolu da ngay nax sa boppa ñun loolu lañ gëm te man li tax ma gëm Yaya Jammeh soldier la 29 years bu mu jëlee nguur as a military man bi mu ñëwee dañu waxoon 4 years ñu laajte Gambian si ne 2 years he complied. During those 2 years Gambia was at a threshold dafa naxari woon because tubaab yi buñ military government joxuñ ndimbal pour ñaari at yooyu Yaya Jammeh lu mu fi def is unimaginable te moom fu ñu ko commencé du fooñu de wala Kanilaay moom dafa commencé liggéeyam bi si Gambian si ñoo xam ne daal day ñàkk a liggéey North Bank road bi hospital Farafenni Banjul Coastal Route moom def na benn bu géej gi si la dem ñaareel bi Yaya Jammeh li ma gis si moom mooy in politics duy fenal xam nga politicien dangay wax nit ñi duñ bugga ndax da nga koy def wala doo koy def Yaya Jammeh xamul moom ndax da nga koy accept wala doo ko accept moom lu mu foog ne daal mooy baax si yow laa lay wax so if you hate him you hate him and that's the type of leadership we want. The other point mooy Yaya Jammeh he became a beacon for people ñu dugga seen diin both Muslims and Christianity. Yaya Jammeh is a model. For the 22 years man bu ma ko gisee he is in a robe, Islamic dress. He is with a Quran. He is with beads. For 22 years. And li ma observe si moom between all these things, with all these challenges bu mu am from the West, Yaya Jammeh am na impact on the average Gambian. ndax bëgg nga ko wala bañ nga ko Yaya Jammeh lu mu fi isi duñ ko mën a lim so man li may wax mooy façon leadership yooyu laa bëgg wax ma ne Yaya Jammeh malayka la du malayka nit la comme ñun ñëpp mun ku nekk dangay you are not perfect mun nga make mistakes but they may not be deliberate mistakes but ñun luñ gis mooy there are a group of people ñoo xam ne ñoom they are bent on the fact ne lan la ñoo def ba tasaare APRC and Yaya Jammeh's name ñoom lu mu bëgg la ñu wax yàlla lu mu def moom mu ngi koo def so ñun loolu lañ gëm te APRC yàlla moo xam ndax nañ dem si nguur gi wala duñ fa dem ba ñun xam nañ ne nañ taxaw ba balaa yàlla bi ñu jël si àddina bi nañ taxaw for the party that we believe in mooy APRC te Gambian si dañu war a jërëm bu baax you see we became an opposition under very difficult times loo xalaat rek def nañu ko loo xalaat lu bon but never did APRC jël come out ne dañoo démonstrer dañoo yaaxa dañoo saga dañoo def lii we took it differently ñun luñ def mooy engage government respect authority because Barrow président Adama Barrow suñu président la he is the president of the Republic of the Gambia ñun dañ ko loolu mun nañ ñàkk agree with him on points te loolu dinañ ko def but liñ loo xalaat from our transport xoolal suñu oto yi gars yi dañ jël suñu oto yi ñu ne dañoo investigate government white paper mention it moto APRC sax te ñoom Barrow seen administration bi ñoom ñu ngi am parti seen coalition bi ñu ngi am pick-up yu es loo xam ne daal bu nguur ji moo leen ko jox ñoom fan lañ ko amee ba pare ñu bañu ñu jox suñ everything loo xalaat rek def nañu soo man li may wax mooy ñun gëmuñ ne forcé wala saaga wala leneen moo tax ngay dem back to government li ñoo ñaan mooy anybody in government yàlla dimbale la nga mun a def loo xam ne yàlla dina ease dundi Gambians
If it is Barrow, Falillah alhamdu. If it is another one, Falillah alhamdu. If it is APRC, we are fine. But Gambians must take people and make sure they deliver what they promise. Wow. So man li la am pour wax affaire ñi xalaat ne aral nañ tas APRC ku ñu jox sa xaalis nga téye da nga ñoo tas da ngay nax sa bopp. And people are saying Barrow daf ñu jox xaalis te Barrow daf ma jox moto daf ñu jox lii daf ñu jox lii kon Barrow nekk somebody different bi yow nga ñuy jox ba pare ñu si suñu parti you know nit ñi luñ lifin rek lu leen jaaxal mooy rek why would man as opposition leader talk with Barrow su ma ko gisee duma ko saaga li tax maa koy nuyu ak respect li tax maay def ñun loolu lañ ko Barrow as bad or as good as he may be, he is the president of the Gambia and we will give him his news. But we will disagree with him on issues that we think nekul njëriñu Gambians. This is our position on this one. Okay, jërëjëf ci kaddu bu rafet na te leer na lool beneen kaddu bi ma la bëgg a laaj rek mooy fu nekk ni jamono bi ñu ngi dégg rumors ne ki nga xam ne rek moom mooy former président bi di Yahya Jammeh depuis bu mu génnee Gambia bi dem Equatorial Guinée parti bi nag fu nekk ni ñu ngi soxe a lot because ñu ne fu toll nii parti bi daal amuñu xaalis amuñu koom-koom seen koppar yi dafa jeex yow nag ñi nga xam ne nag ñoom ñooy wax lan nga ñu mën a wax tey. waaw ñoom loolu lañ bëgg moo tax ñu jàppal ñu jël everything that belongs to us kon yàlla gis nga yàlla lu muy def ñun since then ñëpp xam nañ ne politique moom xaalis moo koy yóbbu bon ñun sant nañ yàlla ne programme luñ bébé rek dañ ko def and very successful su ñoo jël xaalis bi suñu parti militant si gis nga moo tax ñun ñu am yaakaar bu baax di parti APRC militant dañ ko téye à seen parti and therefore koy gis rek pare naa def dalasam bi wala $100 te on the basis of that we are able to do our programs amuñu xaalis boo xam ne daal dañu am xaalis ñu ngi leen di toog wala am nañ ñu ñoo jox xaalis bu bari amuñu but militants yi ñooy sponsor parti bi and we have no assistance from anywhere ñun militants yi fii ak ñu nekk si diaspora so ñun sant nañ yàlla because loolu dafay wone ownership mooy ñoom gëm nañ seen parti bi te gis nañ ne parti bi ñoo ko moom te they are willing to sacrifice and put their money utee na ak parti ñoo xam ne daal nit moo leen dee jox xaalis people are just there for that money and they don't own the party they don't see themselves as owning the party ñun APRC is owned by party militants ñuy sacrifice ñuy wax ñuy joxe seen xaalis they own the party moo tax ñun we will always move we may not have the capital lying aside but programme lu ñu am rek yàlla daf ñooy dimbalee ne we will achieve the objectives of the program waaw. jërëjëf boobu tamit leer na ci nopp nit yi beneen question bu ma la bëgg a laaj rek mooy gis nañu fan yi jamono bii ñi nga xam ne nag ñoom ñooy waa Truth Reconciliation Reparation Commission di waa TRRC gars yi nag jël nañ li nga xam ne nag moom mooy seen report ñu dem jox ko ki nga xam ne nag moom mooy Ministry of Justice léegi nag yow lan nga mën a wax ci loolu because gis nañ TRRC months ago ñu bari ñëw nañ jël ay kaddu tuuma jubale ko ki nga xam ne nag moom mooy former président bi ne former président bi moo leen teg métit yooyu noonu ba tax na nag ñi nga xam ne ñoom ñoo dajale evidence yooyu dem jox ko Ministry of Justice léegi yow tey lan nga mën a wax ndax ñi ñëwoon TRRC jël tuuma yooyu noonu teg ko ki nga xam ne nag wala jox ko ki nga xam ne nag moom mooy former président Jammeh yow lan nga mën a wax ci loolu noonu ndax yéen parti bi gëm ngeen li gars yi di wax. yo a baraka baake lafta kuma danta ne senen TRRC la ñu mu interim report la ñi report o fenta ko am ta ko ya lo ñamen mo e pol minke e structures min lo wolle bakon ila conclusion to e kuma dantam fojele mi ya lon ko wole muy to lamiro to wole mu ko TRRC natale ka dictatorship of Yaya Jammeh kala ko kiskis ka keten ko Gambian ka mo jama Gambian ko be sonta ko
jakal téléphone ni ma si bol min kala je kuma jamale fo ila conclusion to bare report o fongo man nan di ila acte min fo wala min ko ni sanje kilim banta inganta interim report bondi la yo la bondi te bare ku jama ta ko ni ya lon fa sen bare nganta nga ko do seniyande baake ba nga fu gan ko ni mo ki won le ko kabrin gane commission be keri ama APRC jijin ko ñing commission on tout en conciliation commission de APRC tas say nga sanje kilim ni sen ko no le folo APRC is doing big TRRC la mandate iko ikata Sierra Leone ka jibe wol yak nyaade ikata South Africa le ya jibe wol yak nyaami ko ka tonya sabati iko fana isake pour min sati na ske tonyat ite lala moka bari wo be kay tol bala bari tol mo tamal because ni tata South Africa wala truth and reconciliation min kita South Africa o man ka dunia dulat bari wolu ba kete wolu mul kanale ye confess ko ye neke ye muta bari tolu mo confesta iko ya jamel ibuka mo blem fengo fendron ninte fa bagata dan ko ngi nini neke iko ya jamel iko ya jamel mo ko ya jamel South Africa they have a government in place apartheid system ministerial nata political nata model nata but momo you take responsibility coming for and at the same time ike bulale ni to nya for do ike bulale ye reconcile to la jebe which country mi at na ngofo yela mol tombo nyame because ngam ngi je wala ngi ko ye ila tombo ndro ko ye mo saba ta from the region through the governors ngol inata na je ko yo short list ya jibe ya samba president Barrow ya approve look ntel mi jakala ko kono to wala ngi ko ning ayatra to nyalem iko ka kisikisilo leke min kata APRC jamano ku dan tambo follow TRRC nganta brukalale because they have violated the 1997 constitutional mimbe marakambi constitutional ko sembete commission la wala kiti bunna wala mola misi kisikisilo ke watola kabo 1994 fuga nimbita kate fayo wala constitutional up to today. So, when you bat in it will be like what was in violation of the constitution. Because the Bayard by the AFPRC by the killing. You see, like from 1996 for 2017, near constitutional falling. In Anna, you don't kiss. But as of today, it is illegal. And the act of it will fall barata for us, it is illegal. They are violators of the Gambian constitution. And therefore, anin tonya manta anin silo manta anin loi manta follow 1994 to 1996 flanjango ye mol min ke TRRC ingante kala mol le min ya lon ko man political affiliation so bar mol me ya lon ko itiaje ko Alhaji Barrow ila research manu min ka mol la funkota he was a coupist I coup d'etat attempt in December of 2014 at Canada atata America ya soronje kabri ya jame bota jang amursana nyimman sakunda coalition man sakunda minister tata benino ko president kana e ku ni ya do kay ku yitale ken ya samana ya sambati TRRC ku ko ya jame na ma sakunda be ken wala tanga fo de Gambia ko ti gam ni ya lon ko atay min lon wala yo wala ni wala mum molle ti mi ya lon ko man trapati kuto mi molle min ye tonya lon ila fa tonya e sabata mune bo okela fulan jaw ñim mol min beje ngal nata min jela ko to wala min ko iba no male pour ye kambe mo min ke wala ko ya jamme patio fa ka ya jamme to kadi tinya ike la TRRC samba wosilola momo tanaje imanta wosilola ika problème ol bi now esa fal fanko ala interview mo Yankuba Touré ko amanta diamla from 94 to 2006 because constitutional wala so iko ba sambala Tony General ya pruning kama ya charge for contempt of the TRRC fine esa fali a press conference ako ya APRC ya jamana man sakunda genocide le Gambia esa fala do ko manci ko ka fu ñem toñati ñe man ka toñati commission na do ko le moti esa fala do ko is kanyin karoje ka toñani wul ya fintindi wala ya jibe be mineta la toñati be mineta la fu ko bayte kan e ka fa mode ko Gambia genocide ya jame genocide le commit. Who are you when the ICC ko
femmanti Gambia wo wato la min sikata genocide. The vice chairperson of TRRC atata Angleterre ko fo ñine mu obstacle to Gambia la kekli pour Gambia ke kekli. Look, ite tanano la woto nya fo dula ibe Gambia beleje tidingo kan kata ko kuma sifal tay ka bo li dako ina mira ko molbe la le tilale to atube min kan wonon ku jama la beje son tolu fe la fa TRRC etama kalon ga to la jama no mune kata mune man beti ya prince karanje sama na ferol de da mi atne te kra kote man satina nimbe perfection fotu ye hadama dingo be fo fenkela foy jumbi president Adama Barrow ala nyum man sakunda la sangi sabako ku jama la kata ye mol fa ta jani ya waldu ko di Adama Barrow la to ko wol man ko slow so TRRC for us ibe la ko le ke kayati bar won to ngam min fute wolen Gambian ko fonction tele ko mu molle to mi yalen ko be APRC ni yaaje mel bayndika and therefore to la party will be broken bigger and bigger and bigger. Attorney General and Minister of Justice will join at a bit. Attorney General and Minister of Justice back and maybe atele ya fanchiko to na atele atamuto nya moldi lafta tilingol la lafta transparency la wala tan di Gambia ko le kabri yasin. But he became the first victim. Kabri ala broda aya appoint aya ke in NIA 9 ilo case to ala senior brother le bi fo Yankuba Badji la muso ya team compromising the situation justice a resigned nte ko bata melu be fo ite ko ila fa tonya fulanyaw ni passport scandal bata medule ya safe ko ye passport di ala muso na bama ni ada ba dindi na la sisters because one month fati bada male ko ta wala goda male na ni so ta class an kabrin ko duta aya fambo ni munela ay kan wala baro president Barrow ako ate safro ko president Barrow le approve bale loi lon president Barrow akana wo fanan kete ni banko kan na ka be to na fo mu molle ti muni ya lon ko kan to ko ba APRC ya de to ni be Gambia jam tolu mo ten dendi no la manta kulubal yala be loi normala lata min nambe blolo no afugani ala ben kala ni la di photo finita menna kumol fula jele ni la ngi photo kan fento ko no fo nyin kuma dan taw me ya conclude la ni photo mi fo mamba folo ito la kuma ina yin conclusion fo ya tandiko ñun yela opinion form le already fam yela place wala mutale bari ben tarra jat Yeah, thank you very much. That is a very important question. You see, as of now, with being we have this COVID-19 pandemic in our people. And we move kura multi mi along ko masibo dem mi along ko jaralo masuto la folo. Ferol be chekan. Numbe ferol chekan mi satina. Ala sin tanka, ay Africa tanka, ay muslime banko tanka, to ala sin kura ko dunya. So, nim kurang la kur mangan politiko mangan na nawo. Nte mu president Adama Barrow. Mbe kafole londila. Mi ya lonko abekela Gambia political parties ni momo e fahambo so da bola wol ko. Political party yi siban na nim kurang o jibe na ferol jibe be nim kurang opposition nyambe. Ni so da mo be ya pour le tam ka fanna tankan. Anu molla hakilo dunje dan ya tuda mal buje be ko ke kay fay nte na first advice mo na advice do mo minti wala akoliata diata Gambian tol to mur la joyala president Adama Barrow to be min fulay na asa hakilo to bake mol min babale ko mol min fay bari Gambia na fansoto na independence and sovereignty Gambia ntaka min cross Gambia dunia belala dunia kanen to tula moy
so ni Sénégal la kuol ko kulle kati Gambia bi yalon ko dibina wata bak Gambia dol do hani min kala Sénégal kuol kana janne ko Gambia ni Sénégal bakri fatu Gambia ni Sénégal moté bonno la joba Gambia ni Sénégal iganta kafula ku kulale ya jibe bakre nyamem puy la banku fu la yurwa bara nende kala tonyale kan anu ngalon ko be mum fantum banko bari bestembo min to jam ko min kake ni mira sojaro kamik ani tata state house fa Sénégal so le di president Barrow anyanta crossro kala ko Gambia la tanko anate fangola tanko motadu no keno la ala takola na ma ci Gambia dum so isila wandi molla nyawanyara nyama na kulole ka finti na ikabini karanje ka min jige wo ibina wo yuslan kan ne sam Gambia dingol foyebe sojarol mangena tara pati foy mu manja ko jolale mandin ko lem min ya non ko def sojar yala wi kalta ko be sojar ya kala tonya kan yenna bankota ya murun ni buri nyaton ko yata kan bankota ka president Adama Barrow ka Gambia dingol tanka ani ka Gambia la independence ni sovereignty tanka ibira banki diga ko kana kita na satewol ka bobu kiwo ka arrest ka sam wolu masi bolet ikana frefe je ko forcer foyete tambi trans Gambia itajo wolu yabatale tambi tawol wo mun nen rolti look ko billahi Senegal ka tankano there is no power minsa tankano wala in Sri Lanka na manje Gambians so let him rely on Gambians and let him have cordial relationships with all countries based on mutual interest ntenga also be me fula Adama Barrow andu fanan as koro ke ni pol min be keri ngaje le say isan so datala ngafle kabirinu ko ni be ni programme ol kala du kare yalon ko ni mol sindi dulato kol yala bina to lammo ti ma be jam ikabalu ni ala iblo ko bi yemin do ko bi samay ko do mo samay findi ta ni silindi yo do mo to la jam mo jama bo ni yo loy ko bol sindi la to kol yala bina du man sala responsibility mo minti ulen ka Gambian ko tanka kol yala so itingante ferol dala ka bring num kay tandi ko ni essence ko min ka foto yebin tala time from about $50 to $40 ka bring num ni nganta ka ya ka betiyata is good ya ke ya kibe fula nyaw ila principles mo nka ke we nga jibe nko social distance wala mol kana jume nyoka coronavirus malong fo jame ngolemba fo marché olemba fo gamo olemba amolo so nimba kala it has to be uniform anu fana bitikol mi yalon ko be marché dan nangol le yesoro nte damma nim marché o kayele pour mo yetaje fewol sa watila o to bitiki tiwol fana ngante bulala le mo yetaje fewol sa watila nim marché be close la ni marché o be close bari mo yetaje bi mo marché ko bitikol mbe je ko ta kala du to banta fendi la won wo mu ko ya ko le mi yalon ko lafta aya jibe ñing hafe billion wala dala ci bili keme lulo mi million keme lulo mi yafo nte jero mo mintu won ntinga mira na dipito le fana manke demanding wala ko because kabring in a state of emergency la ka dundi banko kam dipito ko akatikela kala sabata ake curriculum anin tot nte ya wo man kuma ya ba because yake curriculum tot ning aya tra nyum ko mamba na ni calculin to band ibada falal ko tek ni ati kar sabat ning ko ni virus ko band ani kar sabo man si aba bolal so mu ne kum mayata wala mu ini mum felal nata koy be ñun dundula na Gambia ko lu yemu ne de nganta do ngante wotan flanjaw ñim ko do min ati fo ya fuko wala nata ibadu la nyaadile e manga na tule buru nyama nganta tan dile ko ñim ko do mbakala tenne mbe ngene dila molla ye famma koy mbe ngene sanna borola mbe ngene sanna domorola ka bolu ma koy itul ngata be tak mexolal ko ya long ko do be kala nyaadi dan ko do gelle nata ni ya long ko to lem to nyaati ni yo long fa paret yena na kamul ndinga mi la wala ko bari ko nga fa nyamen do be bi ko no sama bina ko do nata du kare mbadan aya dabula kol ko bu kay dabo ni mu ngata ko bu kay dabo ni ko be ko ne katu molbu modol trinta modol trimaliata
anu na boyta mba fula ko president Adama Barrow because mo le kato fa atale so ay cross lo ke kende ke ay politiko bonni ñu ko kono ay mexo ko Gambia ile mala watoti kay Gambian ko impress ni katandi la ko wate mu ñaton ko ti mi yalon ko ay na wato ni na ko na ko yal lonni no ngabe lo lalal ile mala wato atla politiko ngeen wato mu shine not kata mo li yal kato fay wala kare la kate atay ñi mané properly ay bol tanka ay molu makoy ay batatala molu kan ay Gambia independence so protect ay Gambia soldier volta ay sembentuya wala mu ko tin tinga mi la ñanta last question election next election bi ñu ko war a held 2021 so APRC daal si yan fànn wala yan jéego ngeen taxaw pour lekk ak yan mooy seen lan mooy seen plan pour le 2021 election bi. Yalo APRC is a very organized political party. We have structures, na constitutional soto, na program wala soto kamidlan. Kabin tata congress la no sorun ko December. Na 1 year program la landi. Ko mbole kala because ngamuta ko coalition ko 3 years mbole kala. So that kana money. So Kabiwo Keta Manna possible. So we have a program and we are preparing another program for the 2 years in preparation for the elections. Ntolu Koku Mbakela Akate Democracy Drongapo. I have a wide executive committee, many alonko, the Fahamta, Bambanta, they are loyal, they are hardworking, and they are prepared to face every challenge Kabexo Drong APRC Etanyaka. Alunga molsuto membership to mini alonko wala fananga wachilota ye kuo beta tolde njikitangi nako come 2021 ning ale niesi ya makara ko momo beta state house abekela APRC to wala APRC member ngolo ji ngolo ni okay thank you very much nek ne nak dina jaji bu baax ni gërëm la ci bi nak nekkon na daaw buñ la ko laaj rek leeral na léegi fu nekk rek ko mooy woon suñu last question di la jaajëfal bu baax a baax te mooy que lépp li nga xam ne rek yow bébét nga ko si sa parti bi wax sa fii kon nag li des nag comme nu ko waxee rek yàlla nañ ko bàyyi nañ bàyyi yëpp ci loxo yàlla Indep TV nag naka Indep newspaper nag mii rek lañ koy dooree te incha allahu rabi xam naa ne duñu em rek ci newspaper waaye nag ci fii ak ci kanam rek lu xawta yàgg rek ñu gis ak suñu télé ndax ñun foofu lañ jëmale kon nii lañ koy defee saa su ne honorable Tombong Jatta moo nekkoon the first person dinañ dem seeti ñeneen kon nag jërë ngeen jëf. waaw jërëjëf balaa ngay close la ñuy tànk Ibrahima Mané ak yéen ñëpp for this brilliant idea lii yëpp disseminate information pour Gambian si xam li ma am pour APRC tam ma nga waa APRC ma nga naa jërëm ñu nekkul APRC sax ma nga naa jërëm sakatuma waa APRC let's continue the obedience discipline and let's make sure we are up for what we want mun nañoo dégg nekkul li ngay lépp ngay digga am na ñu fi nekk ak ñoom seen bébét bi mooy APRC tasaar APRC dead Yaya Jammeh is wicked loolu la ñu xalaat te ñun APRC is the only party ñun for us that can deliver to Gambians def nañ ko te nañ ko defaati bu sobee yàlla te Yaya Jammeh bu sobee yàlla until ñun ñëpp ñu dem ñu si suñu borom bi we will never forget Yaya Jammeh for what he has done for this country loolu bu la kenn nax si loolu Yaya Jammeh makes no mistakes, APRC makes no mistakes, Barrow makes no mistakes, PPP makes no mistakes. But Yaya Jammeh lum fi def in this country. Why? Kenn ko wédi. Te ñu loolu lañ gom, te ñu bari si Gambia loolu lañ gom. You will listen to them ñu ne. Waa Gambian si ne APRC dafa bokk. Gambian si xanaa ñun bokkuñ Gambian. ñoom fan lañ am seen am boobu. They will talk on behalf of every Gambian. And they have not shown any sign ne ñoom am nañ that number. ñun at least suñu ootee you will see it suñu ootee lu ñàkka
our militants will dip their hands in their pockets and make sure they come out, they come in solidarity with us, and they will celebrate the message. Let them forget all these doubting Thomases. ñoo xam ne ñu ngi wax lu leen ne kenn mënu si dara ba ñu ñoo def kenn tam mënu si dara ma ngi naa jërëm bu baax stay committed, stay solid, advise each other, help each other, and then tomorrow inshallah APRC will come to salvage the Gambia. Thank you very much.